asalaamaaleykum mbokki internet di ñuy seetaan ci Seneweb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di feggoo ak yéen saa su ne boo la ñu gisee ñu ngi dalal seen i ndaanaan comme ni ñu koy defee saa su ne tey nag ki ñu fi dalal mooy borom banaana xale bi ñëpp di wër xale bi sénégalais yëpp bëgg nga xam ne saa yu génnee ay titram toj dëkk bi ñu naan lan lay wax ci suuf lan lay wax ci biir bu ñëwee rek ne waxul lool leneen la wax moom laa dalal elle s'appelle Lady Mounass tey ñu war a sekk waxtaan bu yaatu ci carrière am ci musique am ndax këj nañ ko gis mu daal di def sortie Lady Mounass namm naa la. maa la raw Zeyna ci loo ne ça va dalal ak jàmm. merci beaucoup maa ngi nuyu képp kuy seetaan Seneweb TV di nuyu site internet yëpp. di la nuyu yow aussi. alors Lady Mounass borom banaana fa laay njëkkee yan retour nga ci am bi nga génnee son bi ba léegi. banaana bi xanaa coow lu bëri rek Zeyna. xam nga yow yaa ko siiwal déjà. waa ci ñun la siiwee de macha allah samay si yéen laa bokk donc. lépp lu may def damay ñëw Seneweb sama kër la. bi ma ñëwee seen comment je dis CICES dafa neexoon lool ngeen def exclusivité bi gars yi ñëpp reprendre ko. donc du ma def lu dul di leen gërëm ci loolu. def na nag kii bu bëri sax. vie bëri waaye commentaire yi saf na. ay gars yi woo nañ la mais da ngay gis sax ci vidéo bi da nga mel ni ko désactiver ay commentaires yi. dama ko désactiver waaye parce que xam nga rek. mooy am jàmm déjà. ba pare ak sa famille du leen neex saaga yi ñu leen di saaga. sama papa dem na ba woo ma keroog ne ma bàyyil woy ma ne ko lu ma def mu ne dëgg ñu ngi saaga sa ndey ak sa baay bàyyil woy ma ne ko du ma bàyyi musique bi dama ko bëgg déjà man maa gën a tuuti si ñi ñuy saaga parce que dëgg la soo defee dara nit ñi di saaga di la critiquer ça se voit que ñu ngi lay bàyyi xel donc banaana bi daal am na ay commentaires yi positifs ak négatifs mais day tax ma gën a am jom góorgóorlu comme li ma waxoon rek banaana laa woy te dafa mel ni ci clip bi da nga mel ni ko doon charmer gars yi dafa mel ni woo nañ la de après banaana bi ni nga ko doon def ci clip bi daa mel ni gars yi woo nañ ne nañ boobu ba tey Lady Mounass 4x4 yeeg chauffeur yeeg chèque yeeg iPhone yeeg boobu ba léegi ñu ngi lay woo même pas nag c'est vrai que am na ñuy apprécier wul mais même pas. melu ma noonu man. alors depuis banaana ba tey il y a 7 mois gisatuñu Lady Mounass ci dara. pourquoi saa yu génnee single rek da ngay génne single après dem toogaat sa côté dem toogaat sa ruku après ak ci ginnaaw wala ay mois ci ginnaaw nga génnewaat dara dem toog. pourquoi souvent duñ lay gis ci soirée yi ak ci boîte yi ngay def ay sorties pour promouvoir say single. si pourtant maa ngi joué mais li si ëpp nag Saly laay gën di joué comme. restaurant boobu ñuy wax Katmandu Saly parce que man Petite Côte ba laa gënoon féetee damay jaabante Dakar Saly fa laa gën a féetee moom dama doon jouer foofu Dakar c'est vrai que gëj naa jouer mais ak en plus corona bi kenn mënatul am programme mooy loolu mais dama nekkoon di enregistrer sama album déjà album bi pare na yaa ngi waajaat lu bees génn voilà nu mu tudd maa ngi waaj lu soxor nan la tudd maa nekkatul ay banana crème fraîche rek laal kook tig di kook nu mu tuddati non album bi def naa si déjà ak featuring comme Khadim Temps def nañ benn titre bu nice bu war a génn awa buuru këram defaat naa beneen Gimme Love boobu ñu ngi defee son bi Gambie war nañ ko clip aussi dina bokk si album bi waaye kañ lañ jàpp ne album bi kañ lay génn dina génn balaa décembre incha allah tombé Covid bi wàññeeku tuuti parce que instant bi ñëpp dañoo stressé wu ndax Covid bi kenn mënatul liggéey kenn mënul def dara mais di ñaan yàlla jëlal ñu ko fii ndax balaa la bu wàcc suñu kaw donc tere na ñëpp liggéey daal. à part musique Lady Mounass ci lan lay yëngatu. à part musique bi nag Mounass comme li may wax dama am sama yëfu bopp. comme li ma la waxoon man dama am sama boutique. sa boutique waaye sama looy jaay ci boutique bi damay jaay ay cheveux. pédicure yooyu yëpp dama am prêt à porter aussi. parce que musique bi rek foog nga am loo ko booleel. mooy loolu. musique bi sans rien day metti parce que boo bëggee def musique foog nga am xaalis boo bëggee def clip di nga fay. di nga dem enregistré ko tamit lépp xaalis donc foog nga am loo ko booleel. c'est important donc ñu ngi ñaan yàlla gën a barkeel liggéey bi comme ni nga koy waxee noo gisi affaire rango Lady Mounass gis nga boobu ba tey coow li bari woon na indil rangu am rangul ba tey fu mu mujjee muy ci loxoy justice lan nga koy wax ak noo ko gisee. rangu kooku sama sœur la. vraiment maa ngi koy masaw baalika daal parce que dañ bokkoon kër. Almadi mu dëkk premier ma nekk troisième donc. yéen a bokkoon même kër. voilà bokk benn kër. immeuble ñu nekkoon fi Almadi donc jàmm lañ sekk mu nekk nit ku baax tamit parce que sama voisine la woon. jàmm lañ sekk doon waxtaan dañ doon woonte mais li ko daal metti na parce que jigéen laa. te di ñaan rek tamit yàlla naka yàlla tey gi nattu bi mu génnaat. delluwaat si loxo famille am. voilà. est-ce que jàpp nga ni tey rangu su génnee dina tirer leçon ci li ko arrivé. waa xam nga àdduna moom ñun ñëpp motuñu nit motul. man sax parfois ma def dara après damay génn di ko rëccu tu vois. nit motul te képp ku
suñu borom rek moo mot donc nit day juum. te xam ne tamit peut-être xelu xale. moo koy jàpp mais peut-être bu génnee aussi dina changer. waa di ko tey su masawu daal. nekkoon mu ngi lay déglu nii lan nga koy wax ban message nga koy jox ban conseil de soutien la koy wax. di ko wax daal ñu ngi ci ginnaawam di ñaanal Rangou mu génn fu mu nekk parce que ku ne xam na ni tey jii. tëdd feebar sa dëgg nekk sa biir ne génnoo dafa metti mas koo xamante ne dañ la nëbbu jant. munoo génn lépp fa la lay fekk donc dafa metti trop. ñi fa nekk tey ñi bari tey li leen am na ñoo xam ne tey. tooñu ñu sax dañ fa dugg parce que destin la ci ñoom du ko bon rek da ngay dugg foofu jombul kenn donc di ko ñaanal yàlla teggi nattu bi dal ko loolu laa koy souvent dañuy gis Lady Mounass mu nekk benn artiste bu très engagé surtout lu jëm ci xale yi ak jigéen ñi lu jëm ci viol lu jëm ci inceste lu jëm ci lu bari pourquoi engagement boobu pourquoi Lady Mounass souvent bu waxee rek day wax bu ñu violé xale yi dañu bàyyi xale yi di leen xeexal est-ce que da nga mës a dund genre yu mel noonu waaye viol moom c'est vrai musuma si wax moo tax bëgguma si wax boo gisee may wax tout le temps si viol parce que c'est vrai que dund naa loolu man waaye. Lady Mounass a été violée. Ouais. À quel âge? Après dinañ waxaat la parce que bëgguma wax. non su ma sañoon ñu wax ci comme c'est la première fois nga wax ci bëggoon naa nga ñëw ci c'est vrai que dafa metti bu fekkee tey da nga dund lu metti wala nga jaar ci lu metti day metti nga ci ñëwaat wala nga ciy revenir comment ça s'est passé ak ban âge nga amoon et qui l'a fait justice lu mu ci def lu mu ci taxaw. parfois boo gisee ma seetaan xale yi ñuy violé di leen torturer daf may metti c'est vrai. Pourquoi? Viol bi nga dund la quel âge la c'était quel âge et comment ça s'est passé non boobu nekkuma woon xale mag la c'est vrai. ñaata at nga amoon 20 ans 2011 20 ans 21 ans. te dafa bëri si loolu mosuma si wax. mais il est temps ma wax si tey. Vas-y. Il faut que nga génne li nekk sa xol c'est vrai que c'est très difficile man mi di ko def sax dafa metti parce que c'est vrai dund viol dafa metti que ce soit ngay xale que ce soit ngay mag dafa metti ñuy masawu femmes yi nga xam ne yëpp dund nañ loolu lu metti loolu dund nañ ko mais il faut que des fois nit muy wax li nekk ci moom muy génne li nekk ci moom pour mu déverser wu c'est vrai que elle n'a jamais dit ça musu ko wax ci site musu ko wax ci internet li nga xam ne dund na ko parce que man dama seetlu ni ci message am yëpp ci ay interview yëpp ci émission am yëpp dafay wax xale yi bu ñu leen violé dafay xeexal xale yi ñuy violé daf leen di plaider tey pour la première fois occasion la nga enterrer passé boobu noonu occasion la nga déverser lu nekk ci yow pour nga mën a avancer explique-nous un peu. loolu site yëpp laaj nañ ma si ma bañ. maa ngi nuyu Kebs Thiam ba loolu amee daf ma doon woo. buub soo si même chose woo nañ ma ñoom ñëpp laaj ma si ba si càbb du ma bàyyi ma fenn dafa jooy ba sonn. parce que man bi may door a débuté te loolu yëpp musique bi moo ma ko teg. moo tax nit ñi parfois dañuy toog di yàq sama der di wax lu nekk xamuñu li ma dund. viol bi tax na moo tax ma gën a bëgg musique. su ma amee lu ma métti foog ma dem yéeg sur seen way. ma fàtte. donc 2011 la woon. duma ko fàtte ba léegi le 19 septembre 2011. ñaari góor ñoo ma enlevé buntu RTS. dama bokkoon si benn émission bi ñu doon wax ret talent banlieue. ma nekkoon Kër Massar fa laa yaroo. ñooñu xaw ma leen Zeyna mosuma leen gis si àdduna. dañoo génn di ma laaj comme genre sëriñ yooyu la. laaj nañ ma daal. après si lañ ma jox xeer gëlëmal ma topp leen. man sama liggéeyu ndey moo ma téye ba heure bi kon heure bi dee naa fàtte nañ ma. parce que nga jël doomu jàmm 18h ba presque 0h. ñoo ma xamal góor yi ak sama àdduna. toogoon naa 1 mois dama dofoon. su ma melee nii tey sama mag bu góor moo ma dimbali. ak ay nit yi doon waxtaan ak man. moo tax parfois sama boobu day tàng. est-ce que justice def na ci dara. tu as porté plainte. am nañu ma accusé woon mais après dañ génn bëgguma si waxaat. donc yàgg na moo tax ma ne la kenn mosuma si laaj. damay bañ tout le temps xam nga leen. non grave mais li ma wóor ba wóor mooy. bëgguma jigéen bu ñuy torturer c'est la première fois ma woo nañ ma si. ay ONG woon nañ ma Kebs laaj na ma ba sonn ñëwal sama émission ba mu nekk 2 ma bañ. c'est la première fois ma def ko fii les temps moo ko. mu génn sama xol pour nit ñi xam. Lady Mounass ki mu doon dëgg. man dama jaar si viol. ñaari góor ñoo ma def viol si.
boo gisee boobu léegi ñu naa ma yow ay jëkkër tubaab rek ngay bëgg di seel fa laa jaaree dama bañoon góor. du ma la ko nëbb carrément. moo tax mënuma def ak nit ku ñuul entre nous bañu ma leen. mais dama jaar fu metti divorcé naa ñaari yoon Zeyna. parce que pour ma gis ku ma comprendre. day metti. dafay metti c'est vrai. ma góor buy torturer jigéen dama jaar si viol. dama si jaar lu metti. dëgg la. parfois di nga ma def dara si góor. du ma bëgg lu dul jam la paaka dama jaar si viol. waaye macha allah ñu ngi koy masaw encore une fois c'était pas ça du lii laa bëggoon tey tuur ay rangooñam mais encore une fois dañuy interpeller le ministre de la justice tey ñi nga xam ne dañ leen di violer ñu leen koy def après ñu ciy s'en sortir vraiment ñu ngi leen di interpeller si dossier bi mën nañu ko ouvrir avec tey ñi nga xam ne ñoo yor loxo yoon ouvrir ko que justice soit faite ñu ngi lay masaw bu baax di ñaan justice daal di tegu ci ñi nga xam ne ñoo def jëfu ñaawteef yooyu su ko defee moom mu mën a continuer def viom dund viom parce que elle est très jeune elle a de l'avenir su ko neexoon mu nekk tey di jaayu wala mu nekk tey di def leneen mais mu ngi ci musique am di góorgóorlu di teral ay waajum donc on t'encourage et je vous dis sois forte donc tu as le soutien de toutes les femmes du monde tu as le soutien de toutes les femmes du Sénégal tu as le soutien de tout le monde. alors mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee c'est arrivé très naturellement fii ci plateau Seneweb tey ñu dalaloon la grande dame Lady Mounass mi nga xam ni macha allah mu ngi def liggéey bu am solo ci musique mu ngi góorgóorlu ci musique elle fait la fierté de beaucoup de gens ici au Sénégal Lady kontaan nañ dalal la tey buñ la defoon ambassadrice nga bokk ci ñi nga xam ni yaay porter le drapeau di xeexal femmes yi ñuy torturer jeunes filles ñuy torturer qu'est-ce que ça va te faire. waaw buñ ma ko defee dinaa ko nangu. incha allah parce que nit ki li nga dund rek moom nga mun a xeex parfois ba njëkkoon nañ si bind ak Walf yàgg na. mais commentaire yi dégg naa ñaa kii day fen. lu ne laa dégg après te aloo ko fen ma. yàlla xam ne man xam naa. sama famille bëgguñu woon sama wax si. même sama papa bëggul ma wax si ñoom ñëpp mais il est temps ma wax ko. ma partagé ak ñoom li ne sama xol tant que waxuma ko. du ma am jàmm pour nit ñi xam Lady ku mu doon. man j'ai été victime de viol dama si jaar. moo tax man su ma gisee xale ñuy violé. am na benn vidéo bu ma gis keroog xale bu am 3 ans. dañ ko violé mu dee wala parfois viol am ñi dem ba justice. waa ji day ñëw fay xaalis bari pour génn après noonu lay nilee. pourquoi chaque jour ñuy toroxal jigéen ñi. xam nga dafa metti tamit neexul. dëgg la bi loolu amee souvent dañuy gis famille yi duñ la jàppale duñ la soutenir dañ lay bannir yow particulièrement sa famille lu ñu taxawee ak yow. en tout cas ba mu amee metti woon na trop ci sama famille. su ma si naree wax tey duñ fi jógee parce que dama jaar fu metti Zeyna. sama yaay këro wujje la nekk mooy aaw. loolu avec la société sénégalaise sonnoon na si trop moom surtout sama yaay. ñi ay tug loolu lañ famille bi ñëpp di woote. dañuy foog ne yow da nga bon taxawaalu kan nga alaw ko loolu amul. dëgg la voilà. d'accord alors dañuy sama yaay daal sonnoon na si trop. ak sama mag bu góor. voilà. d'accord macha allah donc mu ngi noonu. dem na ba génn sunu kër ndax man. dafa sonn si man. sa mag bu sama yaay. problème boobu jural na ko lu bari dem na ba génn kër ga ndax man mi donc loolu lay ñaan yàlla ñu gën ñu taxawu. di protéger jigéen ñi surtout. ak xale yi.
voilà. macha allah am na solo protéger jigéen ñi ak xale yi am na solo ndax jigéen mooy yaay jigéen tey mooy société tey surtout la société sénégalaise nu ñu am tendance di xoolee jigéen ñi ñu violé il faut que ñu changer cette image daal di leen joxaat gëdd joxaat leen chance daal di leen soutenir accompagner leen tey ñu ngi xaar Lady Mounass tey mu def benn quelque chose ci prison des femmes parce que dégg naa bokk na say projet def fa benn événement bu rëy def ko gratuitement récolter ay dons pour jàppali femmes yi nekk ci prison bi foo ci toll ndax Covid bee taxoon nga arrêté woon ko. loolu maa ngi si bu baax maa ngi si. mais xam nga booy xeex benn xeex. bu dee yow kese day metti c'est vrai que ñu bëri xamuñu loolu mais xeex bi may xeex dama si woo ñëpp ñu jàppale ma aussi. en tant que femme. di woo ñëpp parce que bëgg naa leen jàppale boo gisee sànq nga laaj ma si rangu. moo tax ma ne la jigéen motul. te tey jii jigéen lu mu xam rek góor moo ko xam loo. waaw jigéen lu mu xam góor ñi ñooñu ko xam loo. nit dina def lu bon nga yaakaar da ko def pour noonu fekk dafa jaar fu metti parfois nga gis tey viol day dofloo nit. day dofloo jigéen am na góor jigéen yoo xam fa la ñuy jaaree bañ góor ba faw ñiy jaar fa di jaay seen bopp ñi nekk lesbienne. tu vois loolu yëpp da la koy jural après nit ñi dañuy bind di la saaga. dëgg la alors mu ngi noonu mbokki internet yi je pense que tout a été dit je vais m'en arrêter là parce que émotion bi bari na trop dañuy téye sax suñu bopp ngir mën a émission bi continuer mais tey sama invité mënu ko donc dañuy dagg pour une prochaine fois ñu yeggali donc ñu koy remercier tey ci teewaay bi mu teew fii ci Seneweb vraiment am confiance si ñun ba daal di tey wax ñu lu ne ci xolam et on soutient man de vraiment très personnellement man ak képp ku nekk Seneweb on porte tey ce combat pour soutenir les femmes qui ont été violées donc je vous donne rendez-vous très bientôt ak beneen invité di ko remercier ci assistance am di remercier tey ñi nga xam ne ñoo ci jàpp di remercier les cadreurs di remercier toute l'équipe de Seneweb on donne rendez-vous très bientôt avec d'autres invités merci beaucoup